bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média nuyu bu baax a baax kilifa biir kër gi yëpp jiital ci nag ki nga xam ne mooy sunu PDG di ko ñaanal yàlla itam di leen jaale ndax gis nañ ne démb soxna mi Ndour ñëwul ni ñu koy waxee rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax ki ñu fi ñàkk wax dëgg yàlla sunu xarit la woon muy Mariama Mbuub di doom ci Adja Fatou Mbuub ku wax nag Adja Fatou Mbuub faaw di nga jaale itam ki nga xam ne mooy ajaratu Ndey Soxna Mbuub ki fi jóge nag Adja Mariama moomu soxna Mariama di woon ku baax ndax dafa am ñoo xam ne buñ fi jógee rek mbokk jooy ndeysaan ndax itte ak njëriñ bi nga xam ne dañ ko amal seen waa kër kuy baax nag yàlla la gën a baax bu demee dana ko fa fekk yal na ko yàlla yóbbu ca aljana yi gën a kawe tey jii lañ koy denc ca Thiès ñuy ñaan yàlla suufu Thiès sedd guy ci moom noonu itam la ñuy jàllee dëkkandoo ya ca Liberté 4 macha allah nu ngi leen di dalal ngeen ànd ci rek ak émission wareef ci 88 628 22 22 dugg nañu ci hôpitaux yi nuyu malade yi fa nekk ñaanal leen yàlla nu tane ñi nga xam ne itam ñooy acteur nekk ci santé yi yal na yàlla wéral leen dugg ci biir prison yi masalu coono gor yu baax yi fa nekk àdduna nag moom moo ànd ak nattu waaye lu waay muñ rek incha allah yàlla dana ko seddal woyofal ko ba mu sedd guy macha allah. yàlla na ngeen gaaw dellu seen ay activité saa bu ñu fi toogee itam sunu wayjur yi baax yi sunu mbokk yi baax yi teel a dem sunu wasila yi sunu xel faaw dana dem ci ñoom ñuy ñaan yàlla yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe yàlla taas ñu ci seen barke yàggal fii itam mag yi baax yi nu nekkal nen ñun lu nu doon rek macha allah mag ñeenu ko def kontaan nañu ci ànd ak yéen maa ngi nuyu bu baax a baax ajaratu Mami Linguère Diop feggoo ci nag ak Ndoye Bane ñu am itam plaisir bu mag di dalal ki nga xam mooy monsieur Ablaye Ndoye moom bu nu ko waxee rek xam ngeen ne ci mbirum syndicaliste la ñu ñëw waxtaan waaye jëmee ko nag ci lu jëm ci wàllu éducation ci kanam tuuti bu dikkee moom dina ci indi ay leeral ma nuyu rek soxna Linguère ni ko salaamaaleykum tey waa Q-Sams lañ fi invité. waaw tey de waxtaan wi dana gën a leer. ndax li may naan booy dee waxtaan ci mbir. da nga cay indi ku cay expert. te man damay bëgg indi ci xalaatam. damay bëgg ñoom ñu ñëw toog ndax li olof naan wax bu tunga mee seede neex a nettali. dëgg xam nga sama genre gi moom li ñu leen jiiñ mooy tëggkatu casserole yi donc nag ñoom bu ñu ñëwee mën ñoo wax ba ndax ñoom ñuy perturbé. waaw man dama naan ñoom daal bu vacances ñu dox mbedd bu école ubbee jàng tey ubbi tey jàng tey ñoom ñu def ko ubbi tey jàng tey tëgg casserole yi tey wallahi door nañ daan dooreeti net jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram tas ñu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam Baye Abdoulaye Thiaw laay yàgg fi lool te wér ak mbooleem sunu xalif généraux yi yéene kennu mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéene gi ci der bi te jàmmi réew mi rek a tax noonu la ñuy ñaanalee yaay déggal mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye li nga wax itam dañ ciy toftal sunu njaar rek jaale mbooleem famille Mbuub bi yëpp ñu ngi leen di jaale ak famille Ndour bi yëpp ñu ngi leen di jaale wax dëgg yàlla am di jaale bu baax yaay Ndey Soxna di ko jaale waaye Ndey Seyna boobu ngoonee waa kër gi yëpp wallaay ndeysaan ndax xam nga seedeem biñ ko seedeel dafa rafet dëgg la ak a bëggu mbokk fu mbokk jaaxlee mu jóg taxaw wallahi loolu laa dégg ci moom dafa bëgg mbokk fu mbokk jaaxlee mu jóg taxaw fu mbokk feebaree mu ñëw assisté la te Eva sama maam daf ma ne woon ñett yi defaru mbokk benn du ci sax karaw ma ne ko maam ban la mu ne ma làmmiñ benn adduna du yàgg ba mu sax karaw loo ci mën waxal ko sa mbokk ci lu baax ndax bu ko déggee su baaxul woon sax jéem a baax ma ne ko maam bu ca topp mu ne ma ténqal ndeyjoor moom itam du sax karaw loo mën ci dimbalee ko te jarul sax di siiwal ndax mbokk loo ko defal alalu yàlla la ma ne ko bu ci des mu ne ma ndëggul tànk adduna du yàgg ba mu sax karaw loo mën dee ko jaabante di dem di ñëw ndax loo ca dox tuyaaba la fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jëm amiin yaa rabbi amiin di dalal bu baax nag suñu nijaay ji ñu dalal tey tey jàpp naa ne moom cër yi dinañu yaru ndaxte nijaay moo di rakk yaay wala magam dëgg macha allah kontaan nañu ci Linguère Ndoye Bane salaamaaleykum waaleykum salaam Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp dëgg la di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér yàlla ko yàlla def waaw di ziar waa Pire Sañu Xoor yëpp di ci jiital sunu
sunu xalifa Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñëpp ñu ngi leen di ziar man ni nag ñëwuma dalal sama ndijaay ba pare te boolewuma ci su ma nuyoo waa Pire xam nga waa Adayaan sama côté yaay dañuy kaas ma ci boole waa Adayaan ak waa Marsassoum ak waa waagu ñaay sinon quoi ndax sama ndijaay la te damay ragal mu lu tax nga nuyu waa Pire te nuyoo sa mbokki ndijaay ñu koy nuyu baax waaw ma baal ma yàq xam nga ndóoy ji nag soo déggee Ablaye ndóoy ji su ma nee sama ndijaay la ji yaakaar ni sama ndijaay la ci côté waa Pire mais sama ndijaay la ci côté waa Derklé ak Adayaan ak Marsassoum ci Yaxasu dëgg la xam nga man dama am ñaari yaay dëgg la looloo tax moo tax sama xel day dem ci Adam Seck waaw Adam waaw mu professeur Assane Seck mu ko nuyu bu baax di ko ziara waaw kii frère am la ah d'accord très bien monsieur Ndoye bismillah salaamaaleykum maaleykum salaam madame Diagne Eva Tra maa ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp ñu nekk ci groupe GFM di nuyu sama jarbaat Ndoye Bane li mu wax dëgg la yaayam sama mag la sama cousine la ndeysaan di nuyu madame Diop Linguère dëgg la di rafetlu waxtaan bi waaye di leen jaal ci dëj bi ngeen am dëgg la aji dem bi yàlla na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbi jéggal ko te teeru ko ci àjjana yi gën a kawe amiin ñu muy fekki ak ñu koy fekki yépp amiin yàlla na leen yàlla yërëm amiin nga may ñu tamit ñu jaalee communauté éducative bi di jaalee commencé ko ci ministre de l'éducation nationale parce que jamono yi dafa am ñaari jàngalekat yu doon dem rejoindre seen poste ci Matam muy ay jigéen ay ndaw am seen lijaase ñu affecté leen yàlla def ñu def accident génn àdduna ñu koy jaal seeni bokk seeni njaboot bu baax di ko jaal communauté éducative bi yëpp di ñaan sunu borom yàlla na leen yàlla jéggal amiin amiin te teeru leen ci àjjana yi gën a kawe amiin yaa rabbi di ci toftal tamit kilifa yi mag ñi fi jóge woon dëgg la di borom xam-xam bu mu ne ma tudd ci professeur Iba Der Thiam wallaay ndeysaan moo doon ku ñu ràññee dëgg occupé am fi ay ndombu tànk yu bari wallaay di ci tudd tamit professeur Moustapha Souran c'est vrai doonoon ministre de l'éducation nationale comme professeur Iba Der Thiam amoon fi ndombu tànk yu bari di ñaan sunu borom ñu fi jóge ak ñu leen di fekk yépp yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen di ñaan nag ñun ñu fi ne yàlla nañu yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqim amiin yaa rabbal alamin yàlla defal ñu sutura àdduna sutura amiin ñu ngi jàlle itam waa assemblée nationale yëpp macha allah ndax génnum àdduna député bi ñu doon wax Marie-Louise noonu lañ ko déggee nu ngi leen di jàlle ren daal danoo bu ñu toggoon di lim daa ngeen gis ne ndeysaan ñàkk nañu ñu cher ñu gën ci ñun yàlla bu soxlaa nun dañuy ñàkk ala kulli haal waaye rek xam nañu mbaaxam ak yaatuwaayam ak yërmandem ñu ñaan yàlla rek mu àtte leen ci yërmandem macha allah 88 628 22 22 88 628 04 05 dañu def focus sur l'éducation ngir indi ay leeral li ma wax éducation moo xam ku jàng ku ñàkk jàng ñépp la concerné c'est l'affaire de tous ndax yaay boo xam ne jàngul bëgg nga say doom romb la baay boo xam ne jàngul boo sañoon dañu naan sa doomay professeur bële sa doomay député bële sa doomay ministre bële sa doomay président gis nañ ko fi ba tàyyi te nag bu ñuy wax waxu njàng mi dinañu taxaw itam ci li nga xam ne mooy école publique yi ndax wax dëgg yàlla ñun ñëpp ay produits école publique lañu lu nu ko mën a dooleel doyul moo tax démb ñu ngi ko fi doon joytu di ko wax ki nga xam ne moo fi teewoon ñu kontaan loolu moom itam ci teewaayam wax dëgg yàlla waa ko si det di leen nuyu bu baax ñu ne leen école yi donte waxuñu sax mbirum enseignement biñ ci war a def rek mu jaar yoon waaye embellissement bi daf ci am solo ndax xaleel da nga koy bëgg loolu baax ca njalbeen waaye di jàng ci ay conditions yoo xam ne yu doy waar la toilette école yi ñu ngi nekk en temps de pandémie bu doon sunu sago la daal ñu gën a yeesal gën a defaral fexe itam ba coronavirus bi bañ a dugg ci école yi dana ci am solo lool di souhaiter nag encore une fois une bonne année scolaire au corps professoral aux élèves et aux parents d'élèves macha allah Ndoye buñ la doon laaj rek fu mu nekk nii
situation wu école sénégalaise bi naka nga ko gisee lan nga ñuy tontu la tey sax ngay présenté wu ci cadre bi nga doon ci wàllu enseignant yi ak moyen waaw bon li ma ci mën a wax mooy da nga am lu am solo li nga tudd da nga ne njàng xam-xam moo yore réew xam-xam mooy suqali réew président Nelson Mandela Madiba def l'éducation est l'instrument le plus puissant mooy maanaam moo boo bëggee suppali réew wala jëm kanam éducation ko moo ko mën a def dëgg la tubaab bi bu ñuy ñëw pour noot suñu réew yi dañu ne après la conquête par les armes il faut utiliser l'éducation pour pacifier les cœurs et les esprits. Macha Allah. Parce que doole bu éducation am parce que éducation day noot nit ki tubaab bi loolu lañ xamoon moo tax ñu dugal kàllaama bi dugal école française ñu ñun parce que à travers la langue mooy booy jàng kàllaama da ngay jàng tamit cosaan lu ñuy wax civilisation valeur u kële donc éducation dafa am solo ñetteel bi mooy boo jëlee réew yu mel ni Japon man dama am chance 2010 def benn voyage d'étude avec la Japan Foundation dem Hiroshima Tokyo Kyoto ak yeneen i dëkk Japon amul ressource naturelle amuñu pétrole ay dëkk boo xam ne ay montagnes la ay îles la 4 grandes îles avec une multitude de petites îles mais Japon dañu investir lu ñuy wax dans le capital humain 45 fu bombe bi daloon boo fa demee ñu ne la fii la bombe bi dal doo ko gëm ndax progresser ndax ils ont mis l'accent sur l'éducation la chancelière dafa ne dañ ko laaj ñeneen ñi dañ ko ne dañu bëgg nga yokkal ñu mu ne mais mënuñu leen yokkal salaire parce que ñi ngeen di wax nii muy jàngalekat yi ku fi tekki ñoo la formé kon nag loolu il faut que nit ñi xam ko mënuñu sinon dañuy tëñëx rek di dem dëgg la tey boo gisee Europe développé wu c'est à partir de la révolution industrielle c'est vrai mu conquérir le monde lancer le concept de l'impérialisme yóbbu ay produits am donc il faut que nit ñi xam ni il s'ajoute que contexte bu ñu nekk nii tey ji pandémie bi dafa wane ni xam-xam dafa am solo dafa am ñaari secteurs aujourd'hui des secteurs clés stratégiques mooy l'éducation et la santé absolument il y a au moins 169 vaccins qui sont en expérimentation Afrique est-ce que mu ngi defar vaccin Chine defar na vaccin yeneen dëkk yi ku nekk laboratoire bu ne yaa ngi taxaw yaa ngi liggéey kon nag loolu day wane école dafa am solo mais ñun suñu école fu mu toll nii question bi nga posé dafa bëri jafe-jafe dafa bëri jafe-jafe dafa bëri jafe depuis 10 ans école bi dafa nekk ci ay difficultés Sénégal nag dafa nekk benn programme bu ñu fi doon appliqué PDF bi mu fi jógee léegi paquet moo fi ne paquet dañ ko tënk ci ñetti mbir mooy qualité transparence équité au niveau mondial la communauté internationale dañu am agenda 2030 mais articulé autour de 17 objectifs de développement durable dont l'objectif 4 qui met toujours l'accent sur la qualité conférence bu ñu fi defoon Sénégal waaw au passage du nuyu le directeur exécutif de la COSYDEP Mbow ak tous les acteurs du système teew na fi démb parce que moom COSYDEP moo tax ñun ñu invité ñu suñuy carte Paris la jógee ñu envoyé ñu ko par mail ñu tiré ko dem ci conférence mais dañu ne xaalis boobu bu ñu ko dajalee nañ ko dugal ci biir école bi Afrique aussi dafa am agenda 2063 articulé autour de la qualité mais bu ñu ne qualité la qualité interroge l'environnement scolaire mooy li nga doon wax léegi mooy environnement scolaire tubaab dane le premier intrant qu'il faut former et motiver c'est l'enseignant mooy premier intrant vrai kenn du ko mais dafa am yeneen intrant qu'il faut prendre en compte mooy l'environnement bu ñu ne environnement mooy classe yi Sénégal lu ñu gis dañoo am ay junni abri provisoire bu ñu ubbee le 12 novembre premier constat classe yi doyul professeurs yi doyul table banc yi doyul démb maa ngi nekk ci benn lycée kooku ne ñun dooyu wax leen ci problème dikk na ñetteel bi mooy effectif lu ñuy wax sureffectif parce que la taille pédagogique d'une classe mooy classe
warut a weesu juróom fukki élèves. la mu war a jël ci élèves. mais ñu ngi ci téeméeru élèves. problème am na. beneen problème bi mooy li nga doon wax léegi cet gi mooy problème hygiène ci école yi. am na école yoo xam ne amuñ ndox. am na école yoo xam ne toilettes yi boo fa demee sañoo fa dugg. ah non du tout wallaay dëgg la. donc tous ces éléments day contribuer à la qualité du système éducatif. tey dañu tombé ci mbas protocole sanitaire bi dinañ fi ñëw léegi. dëgg la ñun nag lu ñuy wax rek dañ doon artu alerter ñun suñu syndicat bind nañu lettre d'alerte yónnee ko secrétariat général du gouvernement. yéen seen syndicat. waaw bind ko waa CUSEMS jox ko ministre yëpp lettre d'alerte baa ngi nii. parce que man li may wax dama koy firnde. li ma wax rek mën naa la génnee lettre ba nga xool ko. ñu ngi may dégg. ministre éducation jot na ko enseignement technique jot na ko fonction publique jot na ko finance jot na ko ne leen kat dafa am loo xam ne il faut ngeen taxaw ci. lu tax dañu jóge ci at bu metti ak mbas mi. dëgg te je rappelle que dañ nekk ci contexte mondialisation xam nga léegi feebar bi fu mu génnee du Chine. ay weer mu yegg ci Sénégal. lu ko indi parce que nit ñi dañuy demante di ñëw les marchandises circulent. frontières yi ubbi frontière amut. waaw waaw. c'est la circulation des personnes et des biens. libre waaw libre. dëgg. donc loolu aussi il faut que effectivement nit ñi bàyyi ci xel donc dañ leen ne loolu comme dañu jóge ci mbas mi gis nañu jàngalekat yi luñ ci daj. parce que bi feebar bi amee ñu ne dañuy reprendre le 2 juin. bu ñu ne dañuy reprendre le 2 juin gis nañu conditions yu fi jàngalekat yi ñu doon demee terminus Liberté 5. man dafa am ñu ma woo ne ma mais Ndoye yéen lu tax ngeen nangu ñu def ma ne ko nangu ñu ko de dañu xam ne réew mi Sénégal il faut ñu xam ne jàngalekat yi du ñu ay chinois du ñu ay japonais ay sénégalais lañu. vrai. te lenn rek la ñu bëgg mooy réew mi jëm kanam suqali réew mi. bu ñu ne woon du ñu dem dañu naan ñu ngi nii bañ ne du ñu liggéey bëgg ñu fay leen. jamono yooyu ku nekk yaa ngi tëju sa kër. transport yi doxatul. ñu tëj mosquée yi tëj église yi amatul rassemblement. dëgg la mais boo ñëwoon fii sa yaram day daw parce que man dama doon julli fajar 6 heures du matin ñëw foofu dafa jéggi dayo ñu ne ma SG nu ñuy def ma ne leen dem leen mais bi ñu jógee Dakar fan yooyu yëpp kenn du nelaw guddi gi dañ lay woo par exemple ñu doon dem Ziguinchor dañ ñëw ba Gambie convoi bi ñu bloqué ko Gambien ne leen fan ngeen jëm contexte pandémie feebar foo leen jëm ana seen i këyit dañu mujjee woo ministre bi mu intervenir pour ñu bàyyi convoi bi jàll am na ñoo xam ne dañu fanaan à la Belle Étoile par exemple ñu doon dem Kidira ak Kédougou bi ñu demee ba Ziguinchor ñu testé ci fukk ñu ne dañu am jàngoro ji. yëgoon nañ ko ñun loolu moo tax ñu reporté ko 25 jours ci guddi gi. ci guddi gi. dëgg la mais à part ñooñu ñu ci bari man mii. amul heure buñ ma woo buñ ñu woowee ma woo IA bi ñu woo service sanitaire ne telle personne affaire bi daf ko dal ñu isolé ko commencé ko traité am na ñoo xam ne dañ leen confiner seen kër mais jamono jàngalekat yi nangu. ci mettit yooyu difficulté yooyu conditions yooyu jël risque yooyu sacrifié wu dem rejoindre seen poste. examen yi gis ngeen ko kenn du ko nettali. classe yi da ngay gis ay jigéen ay sunuy soxna yoo xam ne ndox mi day ñëw ba ci oom yi dama am jour boobu dama doon def émission defe naa fii la ak Aram Touré. édition du soir ma def émission bi dama pare rek bu ñu posé mu am ku ma yónnee mi ne ma ki ngay wax. muy xuus ci ndox mi kii dugg di traverser pour dem ci centre bi sama soxna la dama bëgg a wax ni li ngay wax noonu kooku sama soxna loolu yëpp jàngalekat yi def ko tey ji nguur gi benn lenn rek la leen mënoon rendre hommage. muy lan mooy lu mu digaalee ak jàngalekat yi. mu def ko. incha allah ba pare condition de travail yi mu amélioré ko mooy environnement bu may wax. bu soobee yàlla. parce que tey jàngalekat yi loolu aussi nañ ko wax nguur gi. tey ji jàngalekat nee nañu waaw est-ce que nit mën na jàngale tey ci classe bu def 110 115 élèves. nekk fa yow dong nag. boole ko ci nekk parce fa que yenn école yi boo demee da nga gis sax professeurs yi dañuy alterner nekk ñaar. yow rek ay nekk ci classe. léegi nag lu ñu wax nguur gi. président de la république daf leen rendre hommage conseil des ministres. macha allah.
ministre bi tam rendre leen hommage mais dañu ne la meilleure façon de rendre hommage aux enseignants mooy li nga diggaale ñoom nga def bu ci est-ce que loolu tax xaaral mu àggali foofu tey non c'est que di le grève tey bi tey il paraît am na lan la digaale ak ñoom xam nga dañu signé protocole d'accord le 30 avril 2018 protocole mooy bataaxal boo xam ne nguur gi dane lii mën naa ko dinaa ko def waaw ca 2018 waaw dañ doon ne des accords réalistes et réalisables mooy loo xam ne mën nañ ko te danañ ko def faisable waaw ñu signé ko mais lu dama ciy taxaw tuuti parce que protocole boobu dafa am lu ci am te musul am ci yeneen protocole yi mooy premier ministre bu fi nekkoon Boun Abdallah moo ko jiite ci teewaayu président au conseil du dialogue social su ma ne président parce que ci décret bi dañu ne président lañ ci bind muy madame Ndiaye ci teewaayu directeur exécutif COSYDEP tam fu ne woon démb ci teewaayu waa coalition EPT ci teewaayu parents d'élèves yi ci teewaayu gouvernement bi ak les syndicats les plus représentatifs mooy syndicats yoo xam ne bu ñu defee jongante ñooñu ñoo ëpp doole ci syndicats yi G7 muy G7 ñu signé premier ministre ne man je me porte garant des accords bu si njëkk mooy lenteur administrative mooy koo xam ne da nga ne war a dugal fonction publique mu yeex da ngay gis ku toog ay at du dem fonction publique du avancer conséquence mooy tey jii non seulement du am amélioration ci traitement salarial mais tey du mën a def compétition pour am poste de responsabilité ñaareel bi mooy ñoo xam ne dañu dem retraite dañuy sonn pour am seen acte de radiation mais retraite dafa am ñaar koo xam ne dafa liggéey ba àppam jeex mu dem retraite ak koo xam ne dafa génn àdduna mais ñooñu ñoo gën a sonn tey jamono yi ay veuve yu bari seen dossier mu ngi fonction publique ñu bloqué ko dëgg la am na ku ma woo ne ma école bu mu ne ma ndóoy ma ne ko wax ma ne suma doom yi duñ jàngi ci yow ma ne ko lu tax mi ne ma pension bi bu ma ko jotul du ñu jàngi ndeysaan c'est émouvant ñu ngi may dégg ma woo naa fonction publique ministre fonction publique woo naa ko ba sonn mënuma ko jot temps yi ndeysaan xaw ma nag lu tax jaaduwul mais c'est un problème sérieux c'est vrai et je le dis solennellement il faut que loolu nit ñi xam ko dëgg la ku fi sa borom kër neewoon génn fi bàyyi la njaboot gu sew mais nañu fexe loolu ñu diligenté ko tey ci suba gii bi may ñëw am na doyen bu ma woo ci radiation ne ma ndooy jàpp leen ci dama bëgg boo demee ci émission bi ngeen wax ko nit ñi dégg ko donc lenteur administrative yooyu conséquence bi maintenant rappel yi ñu waroon fay jàngalekat yi du xaalis bu ñu leen may madame Diop comme da ngay tëgg ay casserole bor bu ñu leen yoreel la war leen ko jox casserole yi wax ci waaw bor bu ñu leen yoreel la maanaam man dama waroon avancé wu ma waaw juróomi at yi ñu war ma ko fay dëgg la mais lu ci doy waar non seulement dafa am retard waaw mais dafa am surimposition dañ lay fay ñaari million dagg presque benn million saraxatul gumba war koo mën a bàyyi ak yalwaanam waaw góor waay àggali ñaareel bi nag ñun président ci accord bi dafa ne ñetti at laa bëgg lépp luy rappel ngeen fay ko jàngalekat mais loolu mënut a antu fu mu ne nii ñaareel bi mooy prêt DMC mooy logement état bi dafa ne comme politique logement la ñuy def jàngalekat yi dañ leen jàppale jox leen benn prêt boo xam ne dañ koy rembourser nag du may waaw mais taux d'intérêt bi du bari mooy prêt DMC léegi ñu jotoon seen convention dañu ne septembre 2018 képp koo xam ne jot nga sa convention gouvernement bi dina la jox sa prêt waaw ba tey jii defuñu ko ñetteel bi mooy lu ñuy wax le corps des administrateurs scolaires mooy ñuy jiite école yi directeurs principaux proviseurs cadre yi dañ ne dañ koy professionnaliser pour ñu former leen ci management gestion des ressources humaines gestion waaw nu mu tuddee du budget waxtaan nañ ci ba loolu ba taxaw mais malheureusement loolu tamit antuwul tey mise en solde mooy ñu war a jox matricule dañu ne woon at bu ne nguur gee ko wax dama bugg 10 000 mise en solde mooy fukki junni mais fin octobre bu ñu xaymaa dañu ne 6 218 maanaam lim bi moom moytul duñ ko atteindre lépp lu ko indi lenteur administrative nga jël professeur EPS yi dañu doon xam nga ñuy jàngale EPS ñu bari ay maître d'éducation physique lañu ñu yóbbu leen ci collège léegi dañu ne corps boobu dañ koy
fexe créer beneen corps ñu jël leen ñu dugal leen foofu mooy l'extinction du corps pour les reverser dans le corps des professeurs de collège en EPS. Mais pour nga def ko da ngay modifier 2 décrets. 77 1177 du 30 décembre 1977. ak le décret bu 2018 du 30 avril 2018. mais loolu fukki at a ngi ci ñu ngi ciy topp xanaa signature décret mën nañ ko. nga jël tey li ñuy wax position du stage ñoo xam ne dañ leen yóbbu pour ñu yokk seen jàng daaw dañu toog at ñu def examen seen résultat yi génn FASTEF formateurs yi ne du ñu joxe résultat yi parce que fayu ñu leen waaw ñun ñu ne léegi budget bi ku ko yor parce que xam nga loolu gouvernement mën na ko régler loolu warul tax nit grève. maanaam ci gàttal nguur lu mu bëgg a régler dana ko. mais dana ko régler beneen bi nag mooy li muy wax nii. waaw balaa may yegg ci loolu mooy lu ñuy wax système de rémunération mooy ndàmpaay. ñun dañu ne. 2004 lu tubaab nañ ne dañu gis une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire mooy maanaam 2004 dañu gis ni nu ñuy salaire yi nu ñu koy yokkee ak indemnité yi dafa jéggi dayoo. ci ban secteur. ci secteur fonction publique. très bien. bi ñu ko defee nag. nguur gi ne loolu gis na ko. même bi ñu président dalalee nangu na ni y a des problèmes dans le système de rémunération ñu ne léegi nañ def jàngat nguur gi ne man damay jël sama cabinet ñu tuddee ko cabinet MGP Afrique mu ne ko defal ma jàngat cabinet bi def jàngat ne li ma gis yamale amul jafe-jafe am na foog ñu xoolaat système de rémunération di fàttali ni Burkina Faso parce que dama demoon benn séminaire bokk ak ay naataango Burkina ñu ne ma ñoom tamit loolu la ñu am mais presque réglé nañ ko. président bi dafa ne waxtaan leen indi ñu def ko ñun waa CUSEMS bu ñu koy xeex pour ñaari mbir la lu ñuy wax équité et justice sociale parce que lu ñu gis mooy wax nañ ko ñu ne ko waxuñu xaalis bi mais rythme bu ñuy dem nii boo moytul suñuy doom wala suñuy set du ñu amati jàngalekat kan mooy doon jàngalekat. kooku masiba lay doon nag. mais ñëpp a ngi génn système bi. professeur mathématique tey pur. lu ñuy wax PS. Mbow nee na démb bu jëkkaan jàngalekat boo ko waxoon ñu toojal ko. ñu toojal boo dëkkaan fenn ñu jox la sax dëkkuwaay. voilà daañ la jox tool di la ko bayal loolu yëpp wax na ko fi démb. mais amatu prof mat. prof mat xam nga waaw. président dafa ne dafa bëgg a orienter vers les disciplines scientifiques. mais loolu pour nga am ko foog nga am ay professeur de mathématiques. c'est vrai. mais boo gisee tey école yu bëri ñu yore classe terminale foog parents yi xam ko ñu ko war yoruñu ko maanaam ñoo xam ne dañu am niveau bac yàgg jàngale am expérience ñooñu lañ mujjee dénk classe yi parce que amuñu kuñ ko dénk. di leen féliciter. ok. kon daal su ma déggee li nga wax daal mooy njàngum Sénégal woppi mag la foo laal féppay métti di daaneel nag. daana la moo tax ñu ngi lay ci dégg. ndàmpaayu lu ñuy wax examen yi frais de mission xam nga dafa ñaaw. nga ñuy dem gérer mission. jury yeeg yooyu yëpp. grève boo yónnee grève ngay dem mission ren examen bi nu mu demee ñun bu ñu woowee examen ma ne leen ku ne na nga jëli sa convocation dem. ndeysaan. dafa am benn bu may nettali prof philo la bu ne Bignona dafa feebaroon Covid bi dal ko ndeysaan. ñu traité ko mu nekk en convalescence waa ministère ñu ngi may dégg kilifa ministère yi woo ma ne man dañu bëgg nga wax ak prof bi ma ne non man mënu ma ko wax parce que du ma docteur. bu ma ko ne demal bu ko dara jotee. kooku man ak sama diggante ak sama borom. léegi nag mu woo ma ne ma xale yi foofu ñoo may woo ne ma monsieur dañoo bëgg nga ñëw jàppale ñu parce que boo ñëwul du ñu am prof philo bu ñu jàng mu woo ma ne ko est-ce que yow sa état santé may na la nga dem njàngale ci foofu mu ne ma xale yi man xale yi rek laay xalaat ma ne ko may xoolal sa santé aussi wallaay. parce que aussi sa santé bu la ko mayul bul jël risque bi ñu toog 2-3 jours mu waat mu ne ma SG man dama bëgg rek nga jox ma aval quoi parce que bëgguma dem am cas de conscience man ko bu dee mën nga dem mais mën nga dem xayru mais man sa santé la xalaat bu demee beru isolé wu ne. mu dem ndeysaan. moo def cours yi ba mu jeex professeur de philosophie et il était en convalescence xam nga lu tax bëgguñu woon dem li tax. ndoy baan bi ñu leen di jëli dafa mel ni kuy jëli terroriste maanaam bi ñu leen testé sama collègue bu jigéen dama ko woo fàtte naa mu ngi ci benn village foofu mu ne ma man bi ñu may jël si dama tiit ndax dëkk bi yëpp génn oto yi ñëw gaare loolu sax fu mu ne nii changé nañ ko. mu ne ma ñu ñëw jël si ma waaw. dugal ma ci ambulance ñëpp wër ma génn dëkk bi ñu dem xam nga loolu aussi dafa doy waar moo tax it loolu changé mën na nañ rey ko. donc loolu waaw. c'est un problème ñooñu sax dañu ñaan ministre bi mais ministre bi sax def na loolu
daf ma ne ñooñu dañu leen ni muté feneen parce que lu ñuy wax stigmatisation. mais loolu aussi dafa dal jàngalekat yi. bi ñu reprendre ca jalbeenu Covid bi dal na ku ne. mais am na sax ay kilifa yoo xam ne dañu jóg boo jëlee Fuuta ku mel ni Baba Maal dafa def benn audio. ne maa ngi ñaan samay mbokk ñu bàyyi stigmatisation. parce que ñii ay doomu Sénégal suñuy doom lañu dañuy ñëw pour jàngal xale yi. dëgg la kon nag nañu arrêté lool mu def audio bi ak yeneen i kilifa donc indemnité yi ku def mission ñu fay ko. très bien li nga wax yépp wax dëgg yàlla ku ci bokk ak ku ci bokkul wax dëgg yàlla mënu la bañ a dugg. parce que ñoo xam ne ñooy defar ndaw ëllëg yi bu doon suñu sago la seen ay conditions dafay doon conditions yi jaar yoon. ñun nag politique gu ñu demuñu ca bërëb ya waaye am nañu yaakaar ne wax dëgg yàlla ni nga ko waxee lu ñu war a saafara la te incha allah daañ ci taxaw saafara ko parce que dañu bëgg benn jeunesse bu saine te jeunesse bu saine boobu faaw yéen seen loxo daf ciy nekk. tey mënoo jël say médecin wu dëkk nasaxal leen. ne da nga bëgg malade yi wér. mënoo jël jàngalekat yi nasaxal leen ne da nga bëgg a élèves yi dégg wiiw mënta nekk. mënta nekk Ndoye Bane. jaajëf merci beaucoup li mu wax am na solo. parce que wax dëgg yàlla li mu wax yëpp kenn mënu ci dindi dara mais li ma koy wax mooy tamit li yàq njàng mi tamit syndicat yi ci la bokk. syndicat yu bari parce que syndicaliste nga bokk ci G7. mu am G8. xam nga man dama ciy réer nag ma wax boobu tam. syndicat yi dañoo bari. mouvement yi dañoo bari. kooni sa costume bi rafet la sax ñu daal di grève. yéen syndicat yu bari yi tamit est-ce que bokkul ci liy yàq njàng meeg njàngale bi parce que dafa am ay syndicat kesku mburu ak ay syndicats yoo xam ne c'est des syndicats ku leen gis xam ne ñii ay syndicats la bañ daree jàng ba léegi fi leen fekk kenn mosu leen a dégg ci dara loo xam ne mooy naka su dul noonu mais tey jii nag ngeen mën a def pour mën a waxtaan ci seen biir ba nga xam ne tey jii da ngeen di grève soo leen grève askan Sénégal ñëpp dañuy xam ni kat lii kat jar naa grève mais li Sénégalais yi di wax mooy enseignants yi foo leen fekk xaalis rek la ñuy grève xaalis grève wu leen ndax ay abri provisoire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci àll bi grève wu leen ndax xale yi ñu ngi leen di yàkkataan ci école yi grève wu leen ndax douche yi dafa salté wala école bi dafa salté tout le temps suñu déggee grève mooy fayuñu ñu suñu indemnité fayuñu ni laa fayuñu leen dañ leen ko war a fay loolu jar na grève mais dafa am yeneen tamit yoo xam ne dafa jar grève te duñ leen ci dégg lan moo koy waral. li nga wax dafa am solo Ndoye Bane syndicats yi dañoo bari. dëgg la mais du secteur syndical rek waaye du justificatif tey Sénégal am na 300 partis politiques. du yoon am na parti yoo xam kenn xamu leen. mais loolu commencé wul ci syndicat yi boo jëlee Afrique man yàlla daf ma dimbali ma demoon benn séminaire ak ay naataango yu jógee Afrique. ma ne leen ñun de dem nañu ci presque juróom fukki syndicat presque ñu ne ma yéen de yéen a ñu tane ndax ñun am nañu presque téeméeru syndicat. Sénégal élection sociale xam nga nu muy amee élection ñuy fal député fal président. noonu la ñu defee élection sociale. mais mu ngi dooree ci centrale syndicale yi. at bu ne centrale yi dañu leen doon yóbbu Genève pour li ñuy wax BIT bureau international du travail kuréel gu ëmb liggéeykat yi ci ànduna bi. da doon def ay lël nguur gi ne mënatul nag centrale yi yëpp ñu leen di financer ñu dem. ñu ne lan mooy solution bi ñu ne nañu def ay jongante. ñu def élection ci Sénégal fii. waaw centrale yi. bu ñu defee élection ñeenti centrale CNTS UNSAS CSA ak CNTS FC ñooñu la nguur gi di dalal. CNTS moo doon Madia Diop bële Jaaji Ndiaye. jamono yi giroo ko jiite. bul yóbbu sama xel ci ñoom soxna Fat Bintou Diop. UNSAS Modi Giro moo ko jiite. d'accord. CSA Pouy. doyen Elimane Pouy. doyen Mamadou Diouf moo ko jiite woon. ma koy nuyu au passage. ak CNTS FC doyen Cheikh Diop. ñooñu subvention bu état bi di jox ñooñu la ko jox. d'accord. nguur gi ne. gis nañu aussi ci éducation syndicat yi dañu bari. ñu ne fii tamit dañuy def élection. ñaata lañ. nguur gi ne man d'accord naa organiser élection parents d'élèves yi ne d'accord nañu syndicat yi ñu ne d'accord nañu. d'accord. ministre bi ne xam nga loo gis rek da nga koy wane mu ñëw. ministre bi ne léegi damay def décret. arrêté fixant les règles d'organisation des élections de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation le 22 novembre 2016. 4 ans. ñu jox ko syndicat yëpp ne d'accord nañu
article 5 ñu ne syndicat bu amul fukki nit ci téeméer 10% nguur gi du waxateex yow du la woo convocation du la woo négociation du la woo concertation doo bokk ci mouvement national doo bokk ci dara yóbbu na leen ci ngeen réorganiser rationaliser table de négociation restructurer wu waaw syndicat yëpp ne d'accord nañu ñu defal arrêté bi ñu dem jongante bi ñu demee jongante waaw kii baa ngi nii nu mu tuddati procès verbal résultat yi procès verbal des recensements de vote mu ngi nii xoolal syndicat yi mais lii seen résultats yi c'est des résultats provisoires ah résultats définitifs yi ba léegi génnul. mais c'est pas suspensif xam nga droit waaw. mi ngi woon ci nombre d'inscrits. Voilà. 61 802. dafa nombre poser question bu am solo. waaw ma bàyyi la sax nga lire ko. waaw xam nga nombre de bulletins nuls. voilà kon jaar na yoon de. waaw non élection yi. waaw dafa am ku ma ne. tey jii bu ñuy ut expert ci élection. waaw nguur gi na woo jàngalekat yi. ah waaw bulletin unique la ñu def. waaw. ñu superviser ko def dépouillement signature yi mooy syndicat bu ne sa représentant sa ndaw moo ko signé. moo ko paraphé. ñu génnee résultat mais résultats yi c'est pas des résultats définitifs mais c'est pas suspensif dafa mel ni bu ñu falee député yi parce que am na ku bu ñu doon falee laajte nee na ndax lii mooy résultat définitif. mais am na non ku moom doon la laajte. des résultats moo tax ma la c'est des C'est-à-dire que résultats provisoires. c'est important d'accord mais c'est-à-dire mais c'est pas suspensif mais de xam nga Très bien. sur xam nga 9000 et quelques ngeen. mun nañ ci sukkandiku Xaaral ma maanaam ñëw. fu mu ne waaw. élection yi 9000 et quelques enseignants ñoo inscrire. waaw 6000 et quelques ñoo voté. non non du loolu c'est du 9000 ñaata la 60 nombre d'inscrits 61 802 waaw. nombre de votants 41 321 nombre de bulletins nuls 566 nombre de suffrages valablement exprimés 40 765 taux de participation 66,86%. mais kii lu ko gën a démocratique xam nga il faut pas changer les règles du jeu en cours de jeu. mais élection yi est-ce que am na légitimité. day yàq jeu. élection yi Ah. amul élection bu ko ëpp légitimité Sénégal sama baat ci kaw dama ne syndicat yi ku nekk da nga dem battre campagne kenn voté wul Ndoye Bane voté wul yow voté woo xam nga élection présidentielle sa jaxasoo la fii jàngalekat képp mooy voté. ñoo dem voté préfet yi ñoo ko superviser lépp jaar yoon ñun superviser wu ñu ko de d'accord biñ ko paree ñu def commission nationale ñu génnee résultat maintenant résultat yi waaw. ñëpp xam nañ ni c'est pas des résultats suspensifs bu génnee dañ koy appliquer waaw mais loolu ñuy Maintenant xaar nag- ci définitif bi lu ko teree génn nag. maintenant nag ay résultats lii buñ ko génnee waaw. bu ñu defee élection ba pare 7 syndicats c'est les plus représentatifs juróom-ñaari syndicats ñoom ñoo am 10% et plus muy ñun CUSEMS muy CELS muy CELS-A muy UDEN muy SAEMS muy SNELAS FC muy SIENS mooy syndicat inspecteurs yi d'accord léegi nag fu mu ne nii yéen la état même bi bureau international du travail dafa ne nguur yi dañoo bëgg boo leen di jëflante di wax na ngeen wax ak syndicats les plus représentatifs parce que lii bu ñu ko changé mooy élection centrale yi dañ koy changé mooy élection député yi dañ koy changé mooy élection présidentielle dañ koy changé parce que le droit syndical kenn décrété wu ko xam nga au 19e siècle en France le vote était un vote censitaire censitaire si censitaire moo boobu dafa am sens mooy ñoo am xaalis ñoo doon voté avec la révolution industrielle vote bi c'est devenu le vote est devenu un suffrage universel ñëpp ay voté est-ce que yaa ngi dégg bu baax. mais donc ça c'est la légitimité c'est important donc autant à l'époque au 19e siècle syndicat dañ koy tolérer maanaam man bu may grève awuma droit xëy suba rek def préavis damay laaj dogal sama employeur ne ko est-ce que mun naa dem grève ñu jox la mais dogal. tey le droit syndical dañ ko dugal ci constitution Sénégal c'est un principe constitutionnel moo tax nguur gi di def lii di waxtaan ak ñun te adduna bi yëpp noonu lay doxee kon lii wax joo xam ne la jàngalekat yi fàtte nañ ko tourné nañu page féete na boor. féete na boor jàngalekat yi leneen la ñuy wax Moo tax- maintenant nag léegi fi ngeen li muy toll. wax ci syndicat yu bari allez-y. comme li mu wax dafa am solo waaw ayca. xam nga G7 créé wuñu ko
G7 mooy résultat élection. non pour nit ñi que kii comprendre. G7 yi dafa am parti au pouvoir. ak opposition. opposition parti au pouvoir mooy G7. mooy juróom-ñaari syndicats yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp doole. G20 mooy ñi nga mooy opposition bi mooy ñi nga xam ne tey ji amuñu xaw ma naan pour cent. amuñu 10%. amuñu 10%. man sax du ma ne parti pouvoir opposition. mais noonu la demee noonu la demee. non xam nga. noonu la demee. du ma wax sax parti au pouvoir et opposition maanaam droit vote. lu ñuy wax dafa am démocratie sociale et démocratie politique. adduna bi yëpp noonu lay dox. yow yaa jël deuxième. est-ce que yaa ngi dégg. waaw mais ñun du deuxième rang bi mais dañu ne 10% lim bi. xam nga ñun jamono yooyu suñu syndicat. ñun bu ñu sañoon. bu ñu dem élection man dama leen woo ma ne leen. gars yi nangu nañu de mais 10% yombul de ndax dama jàngat résultat central yi am na central yoo xam ne amuñu sax 5%. bu ñu demee 10% yuuxu dana jib fu ñu ko yaakaar. ñëpp d'accord xam nga mënoo d'accord ci mbir. ba pare ñu defar arrêté. defar bulletin de vote bu ñu koy defal ñun ñëpp a toog d'accord. arrêté bi ñu d'accord ci. ñu dem élection d'accord. résultat yi génn d'accord. nguur gi ne. résultat yi laay appliqué ba beneen élection comme centrale yi subvention bu ñu leen di jox boo bokkul ci centrale yu les 4 centrales les plus représentatives doo ko am. waaw ñàkk ànd gi ngeen ñàkk ànd seen biir. est-ce que du tamit loolu du dem ba am njeexital ci njàngale mi parce que yow sa syndicat bi nga jiite CUSEMS. toj na fi ba am CUSEMS authentique. loolu noonu te demoon ngeen sax ci yoon nan ngeen mujjee. non loolu xam nga. parce que xam naa ne ni mu toogee nii wax ko ba mu jekk chiffre. non li muy wax lu leer lay wax keneen ku nekk fee dana contesté. noonu leer parce que moom CUSEMS. syndicat gi bu mag la. mais am na kenn ku fa nekkoon koo xam ne génn na tuddee boppam CUSEMS authentique ba ñoom ñaar ñu dem ci yoon. tey ji ku mer rek daal di tey ji su ma génnoon. ne wareef nii damay génn wareef tudde sama bopp wareef authentique wareef authentique maa ngi koy wàññi créé nee naa la politique ma waaye dama doon interroger wu sama kër may laajte ma ni waaw xanaa kon ku ñu faloon ba falatul la rek da ngay nekk opposant wala nga dem. c'est la même chose loolu day am c'est une question que je me suis posée comme ça ma ne ndax ku bokkoon ba bokkatoo rek yow da ngay daal di taxaw li ngay wax dama laajte. li ngay wax dans un pays normal. waaw. benn tubaab dafa doon ne de la contradiction naît le perfectionnement. ñëpp mënuñoo ànd. d'accord boo demee France tey centrales yi syndicats yi dañoo bari. mais y a des centrales représentatives. Sénégal centrales yi bari na y a des centrales représentatives. y a 300 partis politiques mais ñëpp nekkuñu assemblée. déedéet bi ñu demee élection. ñu fal ñoo dem assemblée. loolu dëgg la. élection municipale ñaata partis ñoo dem. le vote c'est un suffrage universel démocratique loolu mooy l'instrument qui permet de mesurer kenn du ko jàngale c'est vrai kon loolu daf nga bëgg mu leer lii nag du loo xam ne man maa ko bind kii nguur gi la ça c'est un document administratif document bii ministre moo ko signé gouvernement bi la kon nag élection présidentielle nu mu amee nu ñu ko joxee cër noonu ñoo lay jox élection maintenant dafa wax suñu syndicat CUSEMS. waaw loolu dafa am solo. toj na de. wax nga dëgg. dafa am koo xam ne dafa am dañu tëjoon suñu compte yi waaw. biñ ko tëjee. je les compte loolu am na ci. am na ci 4 ans moo tax élection yi bi ñu koy def. bu doon dafa am koo xam ne dafa ne woon du ma dem élection ñun la woon. parce que ñun jamono yooyu. bi nit ñi di dem tournée. man sama bureau laa toog fii Parcelles. collègue yi ne ma di ñun ñooy tànn ma ne ko waaw ñu ne ma toogal sa bureau. bu dee ñeneen ñooy tànn nag danañu jaaxal mais ñun ñooy voté. yow la ñu bëgg nga bokk ci ñu ñuy toogal ci table bi te incha allah di nga ci toog. waaw bi ñu demee tribunal bi génnee premier verdict mu ngi nii mooy arrêté 1649 du 22 novembre 2016 bu tribunal de grande instance hors classe de Dakar mu ngi nii. non man xam nga dama bëgg bu ñu noppee léegi incha allah daanu génn tuuti ci cadre syndicaliste. non dama bëgg a terminer c'est important may ma terminer. oui allez-y. bi ñu génnee lii. waaw. tribunal grande instance hors classe de Dakar. waa tribunal ñu ngi may dégg. ministre de la justice mu ngi may dégg. lii boo demee tey justice nga fekk ko dañ koy archiver. waaw bi mu génnee. ñu ne am nga droit def recours. gouvernement kii bi juge bi nee na kon mënuñu ubbi seen compte foog ñu defaat recours. ñu defaat recours. waaw bi ñu defee jugement bi juge bi ne CUSEMS. Abdoulaye Ndoye mooy secrétaire général bi. Ndongo Sarr
mooy secrétaire général adjoint Maysa Ndong mooy yéen ndooy këyit yi ngeen joxe loolu moo valable yéenay syndicat bi yéen la ñu fal ñële ne d'accord ñu ne def leen appel ñu def appel ñu génnee beneen arrêté ñu tuddee ko arrêté définitif arrêté numéro 342 du 18/08/2017 définitif mooy arrêté bi léegi gàjj nga daal pour ñu gaaw. non dama la bëgg a wax rek xam nga dafa bëgg mu leer. waaw arrêté bi bu génnee. ñu ne lu ñu waxoon ñu ngi koy confirmer yéen CUSEMS yéen la ñu fal jàngalekat yi yéen la ñu fal yéen la ñu wóoru yow yaay secrétaire général CUSEMS waxuma ko de justice a ko wax kayit yaa ngi. dañ la ko tab bi ñu paree nag bi ñu paree. waaw ñu ne leen boo leen d'accordul mun ngeen def recours cour suprême. dëgg la. bi ñu toogee cour suprême toog ay weer. ñu dem fa ñu ne ñu gars yi de ñëwatuñu bàyyi nañu léegi loolu CUSEMS jeex na yéen rek Sénégal ak adduna bi. ba ngeen demee ba cour suprême dañu ne ñëwatuñu bàyyi certificat de non pourvoi en cassation. ah oui voilà très bien. mooy wane ni mbir mi affaire CUSEMS jeex na. tëj nañ ko. bi ma ñëwee waa ji ne ma lii kenn sañatul tudd CUSEMS Sénégal. jeex na waaw léegi nag lu ñuy wax la création d'un syndicat ci tubaab n'obéit pas un régime d'autorisation mais un régime déclaratif. tey jii man bu ma neexoon boo demee nga def TFM flash nga def TFM boole ci orange. étoile. wala étoile waaye du nuyoo TFM. du doon TFM. loolu mooy le régime déclaratif. moo tax kay créé CUSEMS authentique. voilà mais CUSEMS moom amul tur amul sant sigle la jeex na voilà loolu nag dama ko bëggoon leeral. waaw leer na bi ñu si jógee nag ndoy baax ma yokk ci leneen lu am solo. xam nga jamono yi bu mu amee ministre bi dafa ne comme am na problème CUSEMS permanent yi ngeen am damay jox kii. bi verdict bi génnee ministre bi ne ma ñëwal ma ñëw mi ne ma delloo naa la permanent yëpp ndax yoon nee na yow yaay secrétaire général CUSEMS yéen a ko jiite. mais est-ce que xam ngeen seen problème yi dafay dem ba egg ci école bi di yàq njàng mi parce que syndicalistes yi li ñuy bari ànduñu seen biir su fekkoon suñu xolowee ci seen biir lay yem mais tey ji kii day grève keneen nekk fee saboté kee di saboté kii ñëw kii c'est ça loolu nag day dem ba egg day yàq lu bari li gën a yàq ci école bi mooy day indi jaxasoo xam-xam xaritu Ndoye Bane ba Fallou Dieng dafa woyoon ne xam-xam de su ko mayee góorgóorlu jàng nga koy jox xale yi jàng leen tey nafar te déglu ay ndigal bu fekkente ne nag man ma teg ci ne bu njàccaar dee wom mat silmaxa ñu dem ba ci autoroute à péage bi ñuy xëccoo tumba oto leen fay fekk rey leen ñoom ñaar ñëpp nga ni njàccaar buy wom mat silmaxa ñu dem ba ci autoroute à péage ba ñuy xëccoo tumba oto leen fay fekk rey leen ñoom ñaar ñëpp tumba mooy yet bi silmaxa di yor njàccaar di ko wommat ba ci dugg autoroute bi ñuy xëccoo yet wa oto bu leen fa fekkee ñoom ñaar lay boole rey leer na bu fekkente ne yéen ñi nga xamante ne tey yéen a jiite ndax nag ñëpp a bëgg a mat liitar te faaw walaat am ndax kii sóor kilo ceeb a tax bu ngeen amee benn xëccoo bi rek ba mu dem ba fës ba metti dafay indi problème mais man ma dégg ci sa biir wax loo xam ne damaa bëgg delluwaat ci biir école bi ndaxte damaa bëgg sax ñu jël bis boo xamante ne dañuy laajte lan mooy responsabilité élèves yi ci lii ñuy waxtaanee ndax Ndoye Bane mii moo ma formé waaye xam na ne NST baa ngi ci biir école bi not sexuellement transmissible maa waxati nag te yooyu prof yi ñàkk formation bu mat ba moo tax ñuy egg ak ñenn ñi foofa yenn jàngalekat yi ñàkk formation bu mat moo tax ñuy egg ak ñoom foofu ndax bukki kenn du ko dénk ay seel ki nga xamante ne tey koñ ba mu dëkk dañ ko fay toppee leneen bu demee nga jox ko njaboot goo xam ne maturunu boole ci ak seen saak ba ñu war a jàngee jee kaye waroon caa nekk livre waroon caa nekk trousse maquillage a nekk ca biir ñu def ay gang ci biir école bi di àndandoo di xeex classe bee dañuy xeex ak classe bii ñii dañuy rivaliser parce que danoo bokk far ñii dañuy defante lii ñii dañuy defante laa kon parents d'élèves yi aussi amaat nañ beneen part de responsabilité ñu dem ba école yi ñu doon wax ne ay ñooy ay école renommée ci dëkk bi ñu di leen naw ñu fay lu cher ñu dem ba mu mel ne ñu créer seen ay gang daanaka ay narcotrafiquants lañu ñoom ak ñee ca Rio de Janeiro ak Brésil ñooyam jaayum dorog rek ak fóonum dorog élève bu lisudul ma ngay sonal ka koy jàngal bu lisudul comme moom wala moom it ñu bokki dil di mayante yenn yi ndax nag tukkati cigarette yaay mayante mégo buñ demee ba egg foofa problème a ngi bëgg a am ma dégg nga ne classe terminale yi ñu ko yor waruñu koo yor te ma déggoon ñu ne
weexal ginnaaw taxul donte encouragé na leen sax nag ndeysaan encouragé na leen mais bi mu leen encouragé ñoom dañu war a taxaw ci xeex bi ñu former ñu ko war a yor ndax terminal dafa am solo ci élève bi parce que fu ngay jóge mën a dem ci yeneen yi te NST bii kat mën naa tax ñuy puusub élève muy dem di puusub élève muy dem waaye nag arrêt boo gis am na dak fu ñuy terminaison boo xamante ne boo fa eggee boo tasewul ak ku la war a puus boo la ceeg prof bi nga xamante ne moo yor say matière dominante parfois mu teg la chantage yoo xamante ne boo dëgërul dëggantaan rek da ngay wadd d'accord mais dama bëgg li nga wax dafa am solo dama bëgg du war a wax Ndoye Bane ni jàngalekat yi c'est des citoyens sénégalais c'est des gens responsables gis nga jàngalekat man mii wax nga ko léegi dañu bloqué woon sama compte 4 ans bu doon tourner rek ak koppar wër Sénégal kenn du ma fal sama bureau laa toog ñu ne ma toogal sa bureau ñun ñooy tànn dinañu fal gis nga jàngalekat xàmmee nañu xam nañu ràññee nañu ci yoon ci yoon ci yoon kenn mënu leen dugal ci lu ñu xamul wax ji mooy boo leen xoolee bu ñu lancé Modor loolu amul benn jeexital ci jàngalekat yi jàngalekat boo demee xam nañu lu ñuy def xam nañu lu ñuy wax tey ji ñun bu ñu lancé ne tey fayuñu dañuy def débrayage département Pikine Guédiawaye Rufisque lycée yi ñëpp a taxaw 10 heures arrêté dem toog seen kër di xaar parce que xam nañu ne ñoom fii la ñu bokk xam nañu ne ku leen ko ñu leen jox mot d'ordre bi seeni syndicat seeni représentant kon loolu amu ci benn problème ñaareel bi nag mooy li ngay wax noonu ci ñuy jàngale classe de terminale xam nga dafa am ñaari façon boo demee Europe dafa am ñu ñuy wax ce qu'on appelle les VAE la validation des acquis d'expérience ñun moo tax ñu wax passerelle par exemple koo xam ne da nga yàgg ci mbir yow mii émission bi bu yàggee rek nga doon professeur xam nga da nga ne sama jarbaan Ndoye Bane moo la jàngal mais bu yàggee da ngay am lu ñuy wax da ngay am capacitation lu ñu naan expérience bi nga acquérir dans la pratique yow da ngay am expérience boobu tey jii même boo jaar lu ñu naan expérience dafa ute parce que 2 voies la tey jii boo demee aux États-Unis en France am na ñoo xam ne ñu ngi ci université yi mosuñu jaar université ay ingénieur lañu yu capitaliser expérience di jàngale kon koo xam ne dafa nekk di jàngale mathématique am niveau bac di jàngale 5 ans 10 ans 15 ans am capitaliser expérience bu yàggee da ci day am xam-xam goo xam ne pragmatique bu ñu ko renforcer dana mën a yore terminal lu yàgg ci njaw di njaw voilà maintenant nag c'est là mais dama la bëgg a wax ni prof yu waroon PS du question formé mais ñu ci bari bu ñu toogee ci njàng mi gisuñu lu ñu gis dañuy génn dem bari ngeen bitim réew dafa am non du bitim réew fii ci Sénégal dafa am ay structure yoo xam ne mais bu ñu gisee prof boo demee ñu lay fay sa salaire 3 fois mais da ngay dem da ngay bàyyi njàng bi dem feneen am na man xam naa collègue boo xam ne prof mat dafa def disponibilité mooy lan mooy dama bëgg ñu may ma arrêté suma salaire dem defi leneen parce que boo defee disponible kenn du la fay mbaa bu ko ñamee mu def ñaari at waaw mu ñëw ne ma SG ma ne ko waaw mu ne ma bàyyi na day bàyyi ma ne ko mais waroo bàyyi parce que yow dañu bokk dañu soxla sa expérience waaw yaa ngi def mu ne ma yow waxtu bi mu ne ma yow da nga dañ soxla expérience maintenant nag lu may terminer mooy aujourd'hui système bi il faut que nguur gi mu bàyyi xel environnement scolaire bu baax mu bàyyi xel ni njàng mooy yore réew nguur gi lu mu diggaaleex jàngalekat yi il faut mu def ko parce que motivation dafa am solo tey jii boo demee àll bi conditions yi metti na classe yi pléthorique na ay abri provisoire moo fa ne boo demee am na école yoo xam ne ndox amul am na yoo xam ne amul clôture am na école yoo xam ne amul toilette kon nag loolu lépp war na indi nguur gi ñu xam ne jàngalekat yi def nañu suffisamment de sacrifice parce que ñaaw na tey nga dem Fatick démb suñu représentant Fati dañu débrayé def conférence de presse ñu woo leen ne leen danañ leen ni fay léegi mais loolu lu tax mënuñu ko woon def effectivement waa Kolda jaman nee na ma dañu grève benn ñaar ñetti fan ñu woo leen fay leen mais ren waruñu perdre benn heure. xale yi itam Dakar ñu ngi jooy seen bourse. Dakar moom la ñu ñu ngi jaar seen bourse Dakar ji. waaw Pikine Guédiawaye débrayé nañ boo moytul suba département Dakar débrayé. jaru ko boo leen laajee ñu ne xaalis bi mu ngi trésor mais comme mu ngi trésor te dañ ko war a fay mais ngir yàlla nañ ko jël jox ko jàngalekat yi. waaw mais bala ñuy faat. Ndoye Bane fa ngay tëjee ak moom syndicat yi bari yi. très bien am na lu ci nekk ceko fi moom xam naa ni syndicat yi dañuy bañ ko tudd. waaw ceko fi mais xat wi aw waxtu dafa xat. mais li may laaj fi boo bokkoo ci fekke woo ko. waaw mais Abdoulaye Wade dafa mayoon syndicaliste yi ay terrain fële ca Kounoune.
waaw am ay syndicats yu jël terrain yooyu di ko jaayaat enseignants yi. waaw mbir moomu fu mujj. xam nga ñun bu ñuy ñëw man. yow fekkee woo ko man Ablaye Ndoye secrétaire général non dama bëgg man Ablaye Ndoye secrétaire général CUSEMS. waaw dañu toog nii. jóg na de. président toog. premier ministre toog. waaw premier ministre ne ko moom patron. président de la république mu may dégg Boun Abdallah. ne ko Ablaye Ndoye mii xam nañu ne du politicien bokkul benn parti te muy dëggit kenn ci ñoom. Talla Serigne Mbaye Thiam Khalidou Diallo mësuta wax mës na ma jox bon d'essence wala 1000 francs maa ngi koy wax ci télé. TFM fii ñëpp di ma dégg ci kaw sequma ak ñoom loolu. mais terrain yi kuunoon. terrain yu ñu jox jàngalekat yi. ca kuunoon. dans la politique lu ñu naan parcelle non viabilisée jàngalekat yi rek amuñu terrain état bi jox na terrain yeneen corporation yépp ñun nag suñu syndicat CUSEMS dañu mën a wax. parce que li ngay wax ni man mënuma ko confirmer mënuma ko infirmer mais ñun bu ñu jotee suñu parcelle suñu terrain yi gars yi dañu ne yéen daal yéen ay maire Teresa dañu ne comme dañu ko jox dañ koy joxaat man maay secrétaire général CUSEMS aw ma parcelle dama ko wax kenn mu ne ma da ngay wax lu la neex. bañ koy joxe fii la fekkoon. non dégg lu ma la wax aw ma parcelle. parce que dama ne parcelles yi nu ñu koy joxee ñu ñëw inscrire fay seen xaalis par ordre de mérite parce que nit ñi buñ la jiitalee du xam-xam. du daraja du judd du xaalis danaa wóolu képp fexeel nag ba bu leen décevoir te bëgg naa ëllëg bu ma defee jiitee parce que dañ leen di gunge dëgg la bu ma bàyyee man syndicat ñun 2 mandats ngay def su ma mandat bu jeexee ku ma taseel boo ma xoolee ma xool mais moo noo xam nga am na say collègues yoo xam ne dañoo jaay terrain yi nag jaay ko jox lay terrain pour enseigner nee na moom fekkee loolu bokk ca fekkee mais xam nga ñun li ngay wax waaw góor gi dama ko wax mi ne ma xam nga dama ko foofu laa bëggoon ubbee waxtaan bi dañu ne. kon ñu tëjee ko wax sa xalaat. waaw ak wax ci loo xam dafa uti. man nag bëgguma wax sama xalaat. damay bëgg di wax ci lu ma xam. ak fekkee li ma xam loo ak li ma fekkee mooy ñun waa CUSEMS. waaw dëgg la boo bindee ku nun am nañ fa terrain jox suñu parcelle. boo demee yeneen service yëpp état bi lu ñu war a wax kay te war ko wax. mooy promoteur privé yoo xam ne dañ leen di jox parcelles yoo xam ne dañ koy jaar à prix d'or mais agent tey parce que logement dafa bokk ci intrant de qualité parce que jàngalekat 70% liggéey mu ngi koy def këram boo gisee ñu ne laaj logement parce que les salaires des enseignants tournent autour de c'est des salaires extrêmement bas moo tax boo gisee ñu bëri ñuy quitter enseignement bi di dem yeneen secteur ñu ne léegi nañ leen permettre ñu am politique logement. Très bien. parce que dina leen permettre ñu mën a liggéey mën a def liggéey bu mucc ayib. merci beaucoup. wax ji yëpp sax xaju fi tey du xaj ci benn fan. waaye ñu bàyyi la nga wax le dernier mot ñu ngi lay remercier nag. ci wax dëgg yàlla wuy si bi nga wuy si émission Wareef leeral na lu bare nag ci bopp yenn wayjur yi. donte bëggoon nañu sax nga xuus bu baax a baax. ci biir wàllu l'école yi ñu ngi lay remercier. waaw bon li may mën wax mooy di leen gërëm. di rafetlu liggéey bi ngeen def di ñaan suñu borom yàlla coono bu mu réer li nga koy waxee du noonu dafa am góor gu ma dama ne tourné Fuuta sonn waaw jógee Richard Toll jaar Dagana jaar Dimat ci le Boubacar dam tari ji dem Podor ñu taseex moom foofu ñu sonn ay mois de mai mu tàng mu ne ma coono gi ngeen daj nii yàlla bu mu réer ma ne ko xam nga jiit nattu la yàllaa ñu nattu jiite yombul de yàllaa ñu nattu teg ñu ci bopp kuréel gi du suñu xam-xam du suñu daraja du doole du dara ñu ne suñu biir syndicat ku ne mën nga jiite syndicat te lu ñuy ñaan suñu borom di nuyu samay mbokk adéyaan parce que sañu maa tëj di nuyu waa Wakaam ndax man Wakaam gii la dëkk fekkee du nuyu sumay mbokk du nuyu suñuy militant sympathisante yëpp mais di dollu di leen gërëm ci liggéey bi ngeen def di ñaan tamit liggéey bi ngeen def ni yàlla na ci yàlla def sutur amiin doy te li ñu fi bëgg yëpp te ngeen mëbët ko wax ko fii bu ngeen fi jógee yàlla na ci yàlla def jàmm loolu maintenant école publique bi ngay wax waaw ren pandémie wax na ni wane na ni waaw école publique rek waaw dañ ko war a toppatoo très bien ndax résultat yu baax waaw boo demee concours général tey dëgg la école publique mooy jiitu waaw résultat yi école publique mooy jiitu muy lu leer te ñu ne ci école publique c'est des enseignants formés kilifa motivés yi fi ne ñu def de bons ñu naw résultats leen yëpp école publique la ñu jaar
tey la nekk mode rek ñu am yeneen école itam. très bien maa ngi lay nuyu di nuyu. Ndoye Bane waaw di ko remercier bu baax a baax. waaw très bien di remercier ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon seetaan boo suba ak jàmm. gannaaw sa nijaay la nanu la cawal ñaari caw ndax li nga ñu fi yekk ci plateau bi. très bien Mamy Linguère moo dem xanaa dellu di wax ne bu tëgg demee rek lu fa ëpp yi di def ndaxte bu fekkente ne état bi deful li mu war a def. jàngalekat yi defuñu li ñu war a def. élèves yi tëgg seen mboyangaan di topp autoroute à péage bi di mbartalu di dem ak a dellu si gàddu seeni saak di jaabante ne xorondom bu aaye tuuru famille parents yu irresponsable ba xamuñu fu seen doom di yendu xamuñu fu seen doom di fanaan ñenn ñu dugg ci par défaut di wut xaalis woppi mag lay doon foo làmb day metti waaye may wax ne tuñum gileem lang na waaye waddul wan ma sa ndawi tey ma wax la sa ëllëgu réew fu muy toll bu ñu bëggee saagay ci internet beeg leneen ak leneen dañ gone day ñàkk jot ndax ku am jom ñàkk jot dem leen jàngi ndax Cheikh Anta tëddul woon ceytu di nelaw daa bàyyi wooni waajuram tañ doonoon ay bureki garmi ndax deret sidditi wàll yu la booleeg dereti garmi mu nekkoon ci àll bi di ñàkk di ñuq moo tax tey mu am université Cheikh Anta Diop ku bëggati ci dara da ngay def ci dara pour bu dara ji paree nga mën ci am dara asalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup kooku mooy soxna Linguère Diop bu wareef ñu ngi lay remercier bu baax a baax di wax ne itam ci yenn école yi daañu gis léeg-léeg sax bu xale yi fayul ñu génne leen kooku tam lu ñu war a seetaat la parce que léegi saay yaa ngi génnee xale bi te ay waajuram newuñu ca kër ga xale boobu ngay génnee fan lay dem question la bu ñu war a posante nañ ci bàyyi xel bu baax a baax cadre de vie école yi embellissement yeeg yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel ndax xale li may wax rek da nga koy bëggaloo dara teel ko won lu baax ba mu xam ne lu baax rek ka fi nekk soxna Mia Ndour yow itam ñu ngi lay remercier encore une fois di la jaale di jaale la famille Ndour sunu SG ngi ñuy toog waaye ñun itam am nañu SG muy SG bu am njëriñ ci ñun macha allah soxna Umu Xayri ñu ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér yàlla defal ko jàmm man dama ko koy wax saa su ne bu ma duggee bureau ne ko li tax ñu def la SG juumuñu ne ko fonk sa liggéey nga te bu ma ko gëmul woon itam duma ko wax yàlla xam na ko madame Guissé yal na ko yàlla yóbbu aljana moom mi nga xam ne mooy soxna Mariama teel nañ leen ko wax ca njalbeen ne ñun itam wax dëgg yàlla dañu ñàkk ki gën ci ñun muy soxna Mariama Mbuub di doom ci ki nga xam ne mooy Adja Ndey Soxna Mbuub Ndey Soxna Adja Ndey Soxna sigil ndigaale wax dëgg yàlla nu ngay ñaanal sa doom boobu sunu sœur boobu yàlla na ko yàlla yóbbu aljana Penda Asta Mod moo solal Evatra ca lañ koy boole ma nga nekk ci 77 541 03 06 77 541 03 06 la coiffeuse n'a pas changé Ndeye Ami merci à toi 77 648 50 16 bijouterie rotonde di sama choix soxna yi ak ñi toggoon di nu seetaan yal nañu yàlla may dégg ak topp te baaxal suñu jikko li baax ci ñun yal nañu ko feeñalal li nga xam ne mooy lu safaanu yal nañu ko nëbbal ñu ngi leen di jox rendez-vous suba avec beaucoup d'amour toujours même télévision même heure te